baax yéen ak sama yaay maa leen di nuyu. waaw nuyul di nuyu ñëpp daal. nuyool. Mamadou. ñu nuyu ñëpp. waaw man maa ngi nuyu Pa Ndiogou Malick Dieng tête de liste wàllu ca Guédiawaye. waaw nuyu ko foofu. franchement su koy nuyu. maa ngi lay dalal. maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu. ñëw nuyoo ba yem foofu moo gën de. ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu quoi ak sama yaay war a Wade Sarr maa ngi lay nuyu. te doo ma nuyu man. di nuyu Racine Ba. candidat sa bopp. di nuyu Bamba Kane buntu bi. nuyuwuñu kenn. nuyuwuñu kenn lu yow ñuy man déglu waxuma ak la ñi nga ñuy nuyu seetaan. kii yi de yow loolu tere. nuyu El Hadj Seye oui doomu maire Dieynaba Fall. ah d'accord voilà. nuyoo waa nuyoo waa banque ya. weer bi deewagul. man may nuyu maam Awa Ndoye ab sunu maam la 78 ans la am. démb nag la ma benn doomam di wax maam Awa Ndoye mi ngi dëkk foofee sa Médine 78 ans fajar gu jot. ñun lay jàkkaar lool. gis nga bu ñun ñi kenn bu si manqué da koy mer. ndeysaan. da koy xuloo. mu tudd maam nan. maam Awa Ndoye 78 ans démb dañ ma ko jox moo tax moom mooy mi ngi dëkk kër Papa Xonn donc ñu koy nuyu bu baax may nuyu jëkkante woon jëkk naa leen ci. waaw maam ñu lay nuyu bu baax ak maman Ouleymatou Guèye mi ngi dëkk cité imprimerie yaayu Badou Mariam ak les Amazones de Badou Mariam looy ree dara yow waa pare nga. waaw yàlla bu ma pare non nuyoo yi laa doon wax Birame na nga xam koy nuyu. waaw xanaa di nuyu samay waajur bien entendu bien sûr di ko nuyu Alaaji Jaaji Touré ak sama yaay Abi Guèye mais ziare également waa Gambie ci mel ni Alaaji Papa Diène di mbokkum Mambay fële ca waa Bargny la mais mu ngi Gambie waaw Pape Diène la tudd ku ci mel ni tamit maanaam Mansour Diaw ak ñi fa nekk ñoo ñëpp ca Gambie may ziare ñëpp mais tamit di fàttaliku di ziare Ahlu Beyti Rasoul waa Ndiassane di fàttaliku tey suñu maam la ci man di Mouhidine Ahmed Bachir Kounta nga xamee ni tey ji la def ñetti at ci suuf ñaan suñu borom xaare ko àjjana taasuñ ci barkeel di ci ziare nag xalifa Ndiassane Bekay Kounta ak njaboot gi yëpp clin d'œil également à notre très cher ami qui est aussi un inconditionnel bu kër gi El Hadj Bekay Mbaye Cheikh Bekay ñu mel ni moom waa Ndiassane la moom ci fajar gi la bokk waaw moom vraiment Cheikh bu waaw ak sama beneen papa Abdourahmane Kounta Ndaama lañ koy wooyee donc may nuyu waa Ndiassane waa Nder waa Ndànk waa Ndànk ñooñu nekk foofu yëpp Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye waaw vraiment waa Ahlu Beyti Rasoul yëpp daal vraiment famille Kounta yi fu ñu mën a ndekk donc Serigne Bouna Kounta sa Ndànk meewaan sa Ndànk sa Nder vraiment ñu ngi leen di ziar Mohamed Julit Kounta ak njaboot gi yëpp vraiment maa ngi leen di ziar faaw ñu nuyoo parce que yéen a tax ñu fi taxaw boo leen ñu seetaanoon du ñu nuyoo di loolu day compliqué donc faaw ñu nuyoo gën Sénégal dafa xew de war nañ doo ko ne nuyoo bi doy naa dafa doy sax Sarr la xew Sénégal de war nañ ca wax da nga bëgg ñu kii ko Yacine yow libération lam ci mënoo nekk choisir nit ñi ku ñuy nuyu mu ni nuyul sa papa ak sa yaay parce que loolu laa mënta mu ngi nuyu sa papa ak sa yaay Yacine la moo tax nuyooloowul Birame kenn ko sa papa ak sa yaay amul ku leen gën parce que amul ku leen gën loolu moom leer na moom sama papa ak sama yaay moom ak Mody Camara maa ngi lay ziar mon petit frère Mody Camara que tu connais parce que c'est mon petit frère Youssou Diagne di nuyu ñëpp waaye nag yi ngeen di nuyu noonu waaw vraiment ami maa ngi lay ziar Youssou Diagne sama maam Maysa Diassé waaye nag sama sëriñ tamit maam Thierno Birahim Mbacké nuyu bu baax a baax ci koor yi di ko ziar bu baax a baax nekk dem nuyoo bi génn waaw mais juste peut-être benn yóbbante mooy xam nga dañoo tàmbali li nga xam ne moom mooy yeesal jumaa yi Daaru Muxti muy loo xamee ni kii vendredi bii ñu weesu Serigne Mouhamadou Bachir di Serigne Bass Anta Niang xalifa Daaru Muxti di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu te ànd ak wér mu ànd ci ak njabootam ku ci mel ni Nazir nga xam ne dafa yore benn kuréel goo xam ne
ci taxawaayam rek yëkkati 200 millions ne dama koy dugal ci yeesal jumaa ji ñi mu àndal ku nekk ki yore 5 millions ki yore 10 millions sas la ci yoonu murit yëpp ndax bu ñu waxee Daaru Muxti wax orthodoxie murit te njabootub Maam Thierno gi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk fas yéene daal xam nga Mansour la koy wax jumaa moom dafa am importance ndax moom mooy buntu ci l'islam moom mooy wane l'islam bu ñu demee ba njabootub Daaru Muxti bëgg yeesalaat li nga xam ne moom mooy jumaa yu Daaru Muxti googu nga xamee ni mën na ci wàlluk def am lu tolloog 1000 personnes yu fay jullee. Macha Allah xam nga kon loolu am na importance. yaatal beeg yeesal bi daal na ci ñëpp jàpp njabootu Daaru Muxti njabootu murit Tijaan Xaadir ñëpp daal lañ ci war a jàpp ndax néegu bi yàlla la daal loolu yóbbante la woon daal léegi pare na. tegi mat na ñu ngi nuyu El Hadji Ahmed Aïdara borom Guédiawaye au passage. maa ngi lay nuyu baax a baax du courage encore une fois alors El Hadji Ahmed Aïdara vous le savez instant bi mi ngi ci campagne électorale yu jëm local 2022 yi nii mais li ñu gën a nemmeeku fi mu nekk nii ci campagne bi bokk na ci li ñuy woowee violence. alors tax na sax fi mu nekk quotidien yi moom la ñu gën a titré sax on va dire l'ensauvagement de la campagne ba tax na fële ca Joal Mbour ngee xoox Hadj Mansour sa tund du dëgg noté nañ fa lu tolloog 35 blessés depuis bi campagne bi commencé fekkee ëpp ko sax te boo seetee ñi fay def violence ñëpp mooy ñu wóoluwul seen ëllëg ci élection yi amul programme ñenn ñi dañoo toog ba nit ñi doyal ci ñoom ak seen aw doxalin ñenn ñi dañoo bëgg xëy rek ñëw ñu xam leen ma man fa laa dëkk awma lu ma ci wër-wëral naan leen kii comme Cheikh Issa Sall ni mu ko waxee candidat yi nekk Mbour moo ci ëpp doole moo ci gën a am poste bu baax moo jiite Benno Bokk Yaakaar moo ko Maguette Sène ñoom ñëpp ku nekk DG nga kii directeur général ADM la kii directeur général Kudu la ñoom donc ñoo fa deful violence ci waa Benno Bokk Yaakaar mais loolu fan la tegee boo demee Ngexoo ka fa jiite liste Benno Bokk Yaakaar Pape Diouf ay militants am ñu jiite violence bi nga dem Popenguine Charles Faye directeur bu solde ay militants am ñooy jiite violence bi parce que journalistes yi nekk sur le terrain li ñuy wax loolu mooy li am c'est la réalité loolu la ñuy dénoncer te gis nga violence locale li ci bon mooy koo dóor dafay fayu parce que dafa lay xàmmee après élection yi li ci mujj mooy ay baal leen ma je le répète encore une fois personne sur terre mënoo tee ki ngi xam ne def campagne ci fu ko neex def meeting ci fu ko neex loolu maire Ngekoox na ko xam loolu Charles na ko xam mënuñoo téye nit ñi def ay meeting ni mu leen neexee yeneen localités yi déggoo fa yeneen violence Sindia moo gën a tens fuuf moo gën a tàng Sindia moo gën a tàng fuufu ndolle parce que boo xamee réalité politique bi moo gën a tàng moo gën a yaatu moo gën a ngand ak Malicounda ñu séq Ngekoox Somone déggoo fa fitna nga paru déggoo fa fitna Saly ay candidats yooyu xat ñoo fa nekk ay ñoom Bella Diallo ay ñoom monsieur Diagne fekk fa maire bu Ousmane Gueye mais déggu fa benn fitna fitna yi daa xam nga fan la Joal la Mbour waaye Yewwi Askan Wi ñoo attaqué Sira Ndiaye je le répète ñoo ko attaqué mu leer nañ kon Mbour moo am violence Joal Ngekoox ak Popenguine ñeent yooyu ku nekk nag booy wax da nga naan diw yow ci le responsable bu fekkee Mbour waaye Yewwi Askan Wi métal ñoo attaqué ñoom Sira Ndiaye bu dee Ngexoox waa Pape Diouf ñoo attaqué ñoom Malick Gueye bu dee Popenguine Charles moo attaqué conseil économique social environnemental bi mais kon kay xam nañu problème fan la situé yow ñaari waa Benno Bokk Yaakaar la benn bi Yewwi Askan Wi la non wala ñetti waa Benno Bokk Yaakaar la benn bi Yewwi Askan Wi la muy bu Mbour donc bu ñu leen tuddee nag ni leen bàyyi leen fitna ji bu weesoo Joal Mbour ak foofu noonu nga xamante ni moo di Ngexoox fële ca Yëmbal Sud tamit Mamadou Fofana ak Thiès Nord Saint-Louis Dagana même Guinguinéo foofu tamit on remarque la même chose on va dire même brutalisation ci espace politique bi est-ce que tey jii du sombrer loo même on va dire notre pays avec les dernières semaines de la campagne je vais abonder dans le même sens que Mansour Guédiawaye bërki démb Bambakan da doon def caravane ñëw ba fu waa coalition Benno Bokk Yaakaar seen permanence dugg nuyoo génn dem xeer ya takkarnaas rakkam dañ ko jam paaka ci tànk keneen ñu dóor ko ci ay móol ak ñeneen mu am ay blessé ci kawam te du kenn ku dul waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko def et pourtant 48 heures avant le candidat de Benno Bokk Yaakaar ñëw na romb këram mu wàcc saafoonte moom gunge ko waa ji dem mais léegi kay lan mooy kon tey lu tax
nit ñi di caravane nga leen di dóor xeer di leen dàq ji di génn ay jaasi ak ay paaka ndax lan teguñu ko fenn teguñu ko ci yoon loolu nañu war a arrêter c'est pas parce que am nga mouvance présidentielle nga bokk am nga moyen yoo recruter ay gori am nga moyen yoo xam te ni di nga mën a jàkkaarloog nit ñi ba tax nga leen di jàpp di leen dóor teg ko fan nit ñi war a mën a am dagaan seen baat askan nu mu leen neexee ku ci nekk ku ne am nga droit dem fu la neex dem battre fa campagne ba ci buntu kër candidat nit ki mun nga fa dem baat fa campagne romb dem sa yoon parce que ku ci nekk nag am nga droit fu nekk nga dem fa pour poser fa ay acte wax ne lii nga bëgg lii mooy sa programme nii nga bëgg a yoree gox bi loolu kay xanaa kenn du ko tere nit ci koo xam ne ab sénégalais la bon temps nga ne wéy loolu du fi am parce que joxe nañ ay message yoo xam te ne nii arrangé wu la tax ngay song si nit ki donc loolu cette violence là teguñu ko fenn il faudrait que ñu xam ñu am raison garder par rapport ak beaucoup de choses violence bi taxul nit ñi votel la violence nekkul lu dul parce que amoo programme wala amoo loo xam te ni tey mën nga convaincre nit ñi moo tax ngay dem di def yenn yi li gën a am solo mooy wax li nga xam ne moom nga bëggal pour askan wi nan nga ko nar a defee ak fan nga koy jëlee pour def ko parce que candidats yi tamit ay candidats fantaisistes ngay gis ay programmes yoo xam ne doo sax comprendre da ngay xam ne c'est des programmes chimériques mënuñu ko réaliser teguñu ko lu dul pour jéem a nax askan wi yow bëgg nga jiite xamoo lu collectivité locale di doxee xamoo nu ñuy defaree budget nu ñu koy concevoir xamoo fan ngay jëlee recette yan limite nañu am par rapport ak li nga xam ne moom mooy recouvrement recette lan la collectivité locale mën a def fan la ay compétence am nekk ak fan la limite am nekk lu ci bëri ci candidat yi boo ko posé xamuñu ko mais dañuy jàpp ne wéy il faut ma dem jàpp waa ji duma ko xoqatal ko bu ko defee su boobaa bu ñu demee ci élection yi ay nitam du ñu voté ma jël samay nit dem gàddu dem yóbbu leen loolu moo mënut prospérer nañu am nag fulla ak fayda violence kenn bëgg ko waaye ku fi dóor nit dina fayu. alors Birahim tey jii le terme on va même dire violence dafa mën di nekk benn consensus. nañu mën a def consensus xam nga il y a plusieurs proverbes qui reviennent sur la violence et surtout. ni ñu koy boolee ak faiblesse par exemple ñu ne la violence c'est l'âme des faibles loolu muy loo xam ne ñëpp xam nañ ko xam nga man mon souci aujourd'hui mooy fan yii passé dañu fi wax wàllu signer benn charte waa CUDIS waa Jàmmi Réew mi ak ñu bari ne ni loolu faw ñu teg ko pour violence boobu nga xamee ne ñu ngi koy wax ci wàllu élection ak lu nu mel mën a dañ mais li ma waxoon la dernière fois moom lay waxat tey c'est pas parce que Yacine Seck ou Mame Mbaye signe cette charte là contre la violence wala charte de non-violence que ñoom ñi nekk seen ginnaaw duñu doon ñoo xamee ni dañuy violent wala ñuy wane ay actes yu violent te loolu lañ fi gis xam nga l'exemple que donne Mamadou Fofana ci koo xamee ni tout le monde connaît Bamba Kane non violent koo xamee ni moom mu ngi ci kër docteur di liggéey ci wàllug santé médecine yu ni mel kooku soxlawul violence mais bu ñu demee ba mu war a dem ni saafonte ak koo xamee c'est son adversaire au plan politique ñëw nuyu ko ñu saafonte mu génn ñu war ko dogale ji ak ay xeer ak ay yu ni mel c'est parce que tout simplement dans ce pays am na ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne violence mooy tax ñu falu gis na violence boobu man mi électeur dem ca bañ gàcce ba dem ca buntu centre ba du ma xool ki un peu violence wala ki nga xam ne moo ëpp fitna ma lay votel tout simplement parce que yow mi nga xam ne yow da ngay dagaan di laaj sama baat bu dee ci violence ngay laajee sama baat mais boo xësee ba ma jox la sama baat wala ñeneen jox la sama baat mais violence boobu dañ koy wéyal parce que amoo argument l'argument de la force ne peut prospérer dans un pays où les gens sont niñ ko leen di bàkkee ay non violents suñu sëriñ si wax nañu ba sonn xam nga bu ñu la waxee ne ni waa Kër Baye Niass xalif bi wax na te ñëpp xam nañu kàddoom ni mu amee solo ci njabootam waaye tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy doom réewum Sénégal nga dem Touba bi ñu koy wax ak léegi du tey nga dem Tivaouane amul këru diine ba ci église bi boo xamee ni yëkkati woo kàddu jëm ci wàllu fitna googu nañ ko fexe ba dindi mais bu fekkee ne ce sont des hommes politiques et ceux qui sont avec eux qui s'adonne à ce genre de pratique violente ndax lan damay wut élection laa jëm damay wut mairie wala damay wut président conseil départemental diw dama ko war a
fitnaal ba nga xamee ni bu ñu dem ci élection yi sax boo maywul ñi àndoon ak moom du ñu ànd ak moom. est-ce que du fitnaal gii nii comme ni ko Mamadou Fofana waxee mooy que ni ñoom xamuñu sax na la ñuy tëralee programme moo tax. mais parce que mooy force de l'argument argument de la force la ñuy indiwuñu force de l'argument mooy lii may sama programme li ma fas yéene def gis nañ fi ay nit ñoo xamee ni c'est malheureux de le dire mais ñoom ñëpp kan la ñuy joxoñ Benno Bokk Yaakaar et pourtant on entend dans un conseil des ministres le président de la coalition qui est par ailleurs président de la République ni bu ñu dugg ci ay violence ñu ngi jëm ci ay élections que tout se passe dans le calme nañu woo ñi nga xamee ni tey seeni nit nañu nekk ci violence ni tu peux être un Abdoulaye Diouf Sarr tu es non violent mais am ay nit ñu nekk sa ginnaaw ñuy wane violence Bougane Gueye Dany ñu ne la tu es non violent waaye am ay nit ñu violent sa ginnaaw Ousmane Sonko on te dit tu es non violent mais am na ay nit ñu violent nekk sa ginnaaw. sans oublier la violence verbale aussi. li Pape Diop doon wax naan ni signé loo xamee ni man kenn xamul ma violence kenn xamul ma fitna teewul ba nga ko signé wul sax teewul ay nit ñëw nañu ba sa biir koñ nga xamee ni ci ruq nga dëkk boo xamee ni impasse la ñëw fekk la fa wala fekk sa njaboot ak ay nervi sànni xeer yàq lii wala yàq la pour lan parce que damay wut baatu askan bi. Je suis désolé mais ceux qui sont aujourd'hui adeptes de cette violence-là ils ont tout faux parce que ça ne sert absolument à rien du tout. C'est pas parce que tu es violent à Mbour que man électeur je vais voter pour toi parce que doole nga ma woon bu ñu demee ba ci bañ gàcce yi ñi ñu war a voter leen voter te du violence boobu mooy tax ba ñu voter la. alors Mame Mbaye ban conseil on va dire ngay jox électeurs yi peut-être. mais conseil bi ñu leen mënti jox moo di nga élection locale nawetaan ñoom yi neen seen gox gis nga équipe bi bu ñu demee stade footballé ba noppi bu ñu paree ñoo delluwaat seen quartier ñooy naanandoo ataaya ñoom ñooy toog waxtaan ñooy bokkaat grand place yi donc bu ñu tax ñoom politiciens yi nga xam ne ñu ngi leen di doog a gisaat bi ñu leen falee woon ba léegi nii ñenn ñi nga xam ne ñoo fa nekkee responsable politique ku si nekk am ñu si bëri sa dëkkatuñu woon seen gox fu mu nekk fu ñu mësul woon dugg nañu fa ku ñu mësul woon a gis ñu ngi lay gis jamono ji am na si ñoo xam ne ut nañ ay puces yu bees depuis gis nga bu 24 janvier jotee damm nañu puces yi dootoo leen jot. yàgg na. xaalis ñu ngi battre comme pas possible ci dëkk bi comme ku leen jox jël leen boo leen duggee si mbéy gàcc gi yéen a xam que ngeen di votel am ngeen ci droit koo leen ko waxul du ko xam bu ñu leen taxee ngeen xeexit après le 24 janvier dañuy dem yéen a fay des ay règlement de compte jaru ko fii. am leen seen ful am leen seen fayda far nag kenn mënu koo bañ ku si nekk am nga droit far fa la neex ku si nekk am nga droit votel ki la neex. waaye ku xeexu jàmbur ëllëg lu ciy metti ci yow lay daal donc nag bie boo ñu xam ne politiciens yi jaruñu ko. ak ay weetoo élection locale day passé. da nga koy weetoo. non da nga koy jàmbur nga jël ko xeex. buñ la fi jamee gaañ la fi duñ la faj ñoom duñ la jëndal ordonnance. fu mu nekk nii nag kuñ ci gaañ dinañ dem seeti la bu baree ba bari 100 000 lañ lay jox nga. politiciens yi dañu xam ni dëkkub dóore. yoo ko tas gis nga ku ci jéem a dóor nit. koo xamante ni gënoo ko wóyu yow sa leader. du dem élection. waxuma la dem élection du voté ji. xam nga nag nekk tête de liste te voté ji woo. parce que y a des personnes yoo xam ni ku leen touché ci élection yi am nañu fulla joo xam ne billaay sa leader du dem élection du dem sax voté ji. dafa leer. waaw xaayal na ku dégg séeréer golo moom ci digg lañ koy yeew. léegi nag. golo ci digg lañ koy yeew. pare nga Mame Mbaye. si Birahim est libre pour donner son avis. ci ay élections wala ay violences yu am quelque part. et kooku ñu bëgg ko transformer benn politicien di ko attaqué. golo ci ndigg lañ koy yeew. am ñoo boo dofloo au nom de ton leader nga dem attaqué leen sa leader boobu bi laay du dem voté ci dimanche. dimanche yàggatul. te dimanche yàggatul ku nekk xam nga lan ngay nirool. waaw. bu leen fàtte suñuy plateforme digitale. Sen TV Facebook l'officiel. Média l'officiel. Yaas Store. maa ngeen code ñu sur. suñu application yi voilà nuyu nañu ñëpp jaajëfal leen si li ngeen nekk rendez-vous sama mbokki mool yi xam nga temps yi bu nuyu ma leen woon tant que temps yi Birahim moo doon def revue bi donc sama mbokki mool yi nuyu naa leen bu baax yéen a ngi nekk sa géej ga suñu mbokki lébu yi Pierre Mboup ñu koy nuyu bu baax moom moo jiite quai de pêche bu Tëngéej ci xam nga nuyu nañu leen Baye Diène Sembène ñu koy marsawu ci li ñu wax ne kon dañ ko attaqué foofu Baye Diène Sembène PPC dégg naa dañ ko attaqué koo xam ne moom boo nekk bàjjen nga tudd sax mu ree la. ndax jàmm. kooku loo koy attaqué Sénégal. bàjjen dóorul kenn. mën a tooñ bu gën a yaru ci Sénégal. wax fa dëgg neex yàlla. mën a tooñ mais bi ma déggee dañ ko attaqué man fi mu nekk damaa jaaxle. Fallou Samb ñu ne dañ taal këram. Fallou Samb bi nga xam ne transporteur yi lay jàppale. moom dañ taal këram ndax lan ay élection foofu si Tëngéej.
nañ bàyyi loolu jaru ko ku leen ko digal it bu yeboo mu xam ne après yéen a siy des nuyu nañu leen baax Tivaouane Peulh fu mu nekk boolu jàmbat lu fees del la ñu enu Tivaouane Peulh foo sa laal day metti Badou Tivaouane Peulh foo sa laal day metti fépp metti santé éducation dëkk ba yoon wu jag sax nee na ñu amu fa marché ba amul ndox mooy lan amul toilette fonctionnelle bu nga xam ne ni toilette boo xam ne gars yi mën nañ fa suturlu nee nañu amu fa alors loolu nag askan wa nee nañu dafay dakk mu am koo xam ne démb demoon na fa seeti leen El Hadj Kassé demoon na fa seeti leen taataan seen jàmbat également demaat ci poste de santé ba fa nekk si foofu nga xam ne moo di ñàgg am lu mu leen doon jox comme ay jumtukaay ba noppi. El Hadj Kassé waa candidat la foofu noonu dem na seeti El Hadj Mansour da lay topp ba nga sës si miir bi demoon na seeti leen. dama gis ñaari action ci week-end bi te foog naa ne fa la dëkk dama xam daaw jéeg ba léegi nag bu fekkee action yi mu ngi soo commencé ci campagne bi aussi. non tàmbali na ko bu yàgg. loolu El Hadj Kassé si dëkk kooku président waaw non du bu présidence bu ban la. non El Hadj Kassé foofu la ne moom ñàkku rab la ëpp lu mu nekk am na foofu. mais El Hadj Kassé ban la. xam nga ci. la semaine bi daal la si dëkk ñàkku rab nga ne ban la bu nekk présidence. du bu nekk présidence. du moom. waa léegi du bu nekk présidence. ah ok kon baax na. waa léegi loo bëgg ma waxaat la ko. déedéet damay laajte rek. waaye tamit nag bàyyi topp nit ki moom sës. ayca ñu démarré ah. defe naa ba mu nuyoo Aliou Mar maire bu Rufisque Ouest. ayca muy remercier baax waa Médine démb. li jàmm la jërëjëf waa Médine. yow li moo fi ne de temps yi. Mame Mbaye nii nga sànq nag doy na da acca. dafa remercier sama waa quartier démb dañ ma wuyu si. waaw tubaarkàlla. waaye li ngay def. yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci njiitu réew mi président Macky Sall sànq dama doon wax Tivaouane Peulh boolu jàmbar lu fees del moo fa am waaye président Macky Sall mi boolu jàmbar lu fees del la enu xamul na fu mu koy yebbee fu mu nekk nii ndax nag boo seetee jàngalekat yi ñu ngay ñaxtu ñi nga xam ne mooy waa santé ñu ngay ñaxtu AFP yi barki démb boo njaay secteur boo sa laal fu mu nekk nii ñu ngay daas fanaanal teg di xaar nee nañu nag soo mooy élection yi bu xësee ba jàll moom président Macky Sall dina am way wu nga xam ne ni dootul fay ba faw ndax nag ñii nga xam ne ñoo yenu seen jàmbat jàkkaarloo ak moom dinañ fës kee ne nag jàkkaarloo ak moom defanteex moom ndax saafara la ñu bëgg kon nag lépp mu ngi tegu ci table ji moom président Macky Sall ba tey ci yéenekaay bi nga xam ne moom mooy la tribune bu yéenekaay groupe des médias Pape Diop ñëw na nee na moom wax fa dëgg neex yàlla charte bi nga xam ne non violence lay woote jotu koo signé ndax nag violence boobu ñii amul programme la ñi nga xam ne amuñu programme ñoom ñooy woote fitna gi te boo seetee ba sa biir moom am na bilan am na programme te nag ndawi APR yi moom la ñu àndal donc Pape Diop loolu la xam ne ci yéen kaay groupe des médias Bamba Fall bu Médina nee na fu mu nekk nii monsieur le maire bu Médina moom loolu kenn waxatu ko ndax c'est déjà acquis moom ndam li moom jël na ko teg ne ba pare day xaar 23 rek ci ngoon mu daal di koy savouré fu mu nekk nii kay l'honorable député Bamba Fall la bëgg a dégg moom ci boppam loolu la xam le ndax nee na législative yi la ñu dëgmal ñoom local yi pare nañ ci ba noppi ñu dem ci Soham El Wardini moom nag jëm na ci li nga xam ne moom mooy programme am nee na candidat yi ngeen gis Dakar nii yëpp ay Barthélémy Dias ay Diouf Sarr ay Pape Diobo ñoom ay président Doudou Wade ñoom ñëpp li ñu wax ne mooy seen programme noonu moom réalisé na ko ba noppi kon ñooñu am ñu programme comme moom ñooñu nee nañ seen programme lii la moom nee na réalisé na ko ba noppi moom Soham Wardini donc loolu moom wax ju yàqu la ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr nee na dañuy defaraat Dakar waaye ci beneen façon defaraat Dakar ci beneen façon moom loolu moom mooy programme am acca Dian tey yaay doxal de bu la neex andil ma quotidien bu la neex Dian ayca mu ñëw ci 24 heures ñëw ci fitna gi nga xam ne yaa ngi ko doon wax sànq Yacine ak yëmbal la nga xam ne moom moo fa xew Thiès Nord fitna ga nga xam ne moom moo fa am ak yéenekaay bi nga xam ne moom mooy 24 heures Ousmane Sonko sa diwaanu Casamance mi ngi fay nag dicté ay loi wam ndax nag nee nañu mi ngi doxale nu ko neexee tapis rouge la ñu ko lalal Benno ak gëm sa bopp fu mu nekk nii ñoo ngi wane seen bopp nag ci campagne bi boo seetee ba si biir nee nañ Benno ak waa coalition gëm sa bopp fu mu nekk nii ñoom ñooy wane seen bopp ki nga xam ne mooy maître Doudou Ndoye yëkkati na ay kàddu jëm ci maire Dakar poste bi amul lu mu ci waxul nag poste maire Dakar bii moom amul lu mu ci waxul IBK dem si yàlla si Ibrahima Boubacar Keïta moom nag nee nañu moo nekkoon njiitu réew bu Mali dafa génne àdduna ay ci andiwaatal beneen jàng réew mi quotidien le TER détenu à 100% par la SNCF kon nag TER bi moom dafa mel dañu ko dénk rek lépp lu sori sandee fu mu nekk dafay dem pour le moment te exploitation réalisation projet bi 95%
français ñoom ñoo ko def ñun 5% rek lañ ci am réalisation bi. produit bi ah. kon daal terre du pour Sénégal. terre bi daal day daw Sénégal rek mais du pour Sénégal. en part koppar ba fay génn. pour le moment nekk daal dañoo ñëw pour lekk xaalis Sénégal quoi. waaw dafa ñëw daal terre bi daal dina gàddu ñu gàddu yóbbaale. waaw loolu la ñu wax. ay ca critique jaajëf Jean nee na benn bés rek benn ay bés une semaine moo des ñu yegg ci li nga xam ne moom mooy jour vote bi cëppaandaw gi li nga xam ne moo waral coow li Diouf Sarr fa mu nekk nii de mi ngi wane boppam de si capitale bi mi ngi imposé wu mi ngi def lu mu mën ci campagne bi Barthélémy Dias moom it yëkkati na ay kàddu jëm ci li nga xam ne moom mooy élection yi di sàkku ak dal moom Barthélémy Dias mi ngi sàkku ak dal Sangalkam Omar Gueye moom it mi ngi defee nu ko neexee nee nañu Omar Gueye foofee sa Sangalkam dafa mel ni gars yi dañ ko jox nopp li ci kanam raw li gët ñu andiwaatal beneen Walfu Quotidien candidat bu mairie bu Dakar Mame Mbaye Niang sama turandoo bi moom fu mu nekk nii de mu ngay tiire de nee na mi ngi tiire dans le tas nee na jamono nii moom si boppam bëggul sax waa Benno Bokk Yaakaar gagné am na ci droit parce que du candidat Benno Bokk Yaakaar moom Mame Mbaye Niang dafa am liste boppam nee na bëggul waa Benno Bokk Yaakaar gagné loolu moom dafa leer te nag nee na Abdoulaye Diouf Sarr mi nañ waxante dëgg rek ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk si konom nañ ko wan ban réalisation la Abdoulaye Diouf Sarr def. moom lu mu def. Mame Mbaye Niang. waaw moom jotul nekk maire. ministre moom du maire amul bilan koñ. ministre la. moom ministre. moom lu mu def. moom jotul nekk maire daan. non mais lu mu def bañ ko dégg moom jotul nañ ko dégg. balaa ñu lay dégg kay da ngay wax li ñu mën a kay. lu mu def Prodac. ah lu mu def Prodac suuf. waaye bàyyi leen caaxaan waay. non moom mooy wax yéen a kaay day wax. non moom laa wax kay moom laa wax bàyyi caaxaan waay. toog fu nga toog di xas nit ki rek. yow mën ngaa dig nit ñi kay. mais yow itam boo xasee ba noppi maa moom ku nekk ci biti. comme Barth bu attaqué. sañ na ko parce que mi ngi ci opposition bi. mais yow nga yow ministère ma yow ministère ñu àndandoo doxal. nga dem nekk candidat ma nekk candidat ma naan la defoo tous fi ma dëkk. man est-ce que def naa tous fi ma dëkk. ah moom te nee na Abdoulaye Diouf Sarr kenn mënu ko wax. waay kàddu yooyu mënoon naa jógee ci Doudou Wade wala Pape Diop mais pas Mame Mbaye. Mame Mbaye Niang moo ko def ñoom waa parti démocrate ñoom i neen. acca Sonko dafa mel ni ñu ngoon sa géej waay de Fofana. waaw yëkkati na fay kàddu de mayul dara Lat Diop. nee na Ousmane Sonko nee na Aliou Sall ak Lat Diop. ay sàcc lañu. non Ousmane Sonko nag wax dëgg Ousmane Sonko nee na. te bu nekk Lat Diop loolu yamul ci loolu rek. maa ngi ñëw bul yàkkanti li ma dese la. Aliou Sall Lat Diop ay sàcc lañu te nag li leen dese yàggul bareetul de 2024 moo leen bàyyi ci biti de bu 2024 passé ñu ngi si kaso ba ndax moom mooy fal moom Ousmane Sonko nee na bu faloo. Lat Diop mii. kan moo ko yaay falu. ah. ko wax yaay falu. moom bëgg-bëggam rek. da leen tuumal sàcc rek te bañ leen dig ay kaso Sonko yi donc bàyyi menace yi. Ousmane Sonko nee na Lat Diop mii ngeen di gis ndax ay violent yi quoi. ak Aliou Sall mii ay sàcc lañ te nee na nag bu faloo dana leen ñoom dinañ rendre compte boo xefee sa kaso ba. Rufisque Ouest Baye Diène Sembène këram dañu ko attaqué te Rufisque Nord également kër Fallou Samb dañu ko taal Yacine mën naa yem foofu wala ma dolli. dolliwaatal beneen. may ma benn kon. aja man kii nee na nga may ko libération boo ko mënee may libération dans l'intimité des lions suñu gayndey fu mu nekk nii de am na si koo xam ne nee na après match Guinée bi dafa dem ci benn boutique di jënd bu fekk fa jàllo comme ni ñuy wax rek jàllo banaana wala kii mu nekk jaay mu nekk fu mu nekk nii moom damay sieste demal toog ba ma noppal ko ba pare nga doog a ñëwaat parce que nee na fu mu nekk nii yëpp nañ parce que liñ football kenn xamul lan la au lieu da nga daan ñëw ñu njëkkante di la jaay nee na dafa ñëw di jaay mu nekk damay sieste bu ma sonal demal toog ba ma yeewu nga doog a ñëwaat ma Sénégal tamit li ñu football kenn xamul Sénélec le protocole de la Bamboula sànq nag Maodo Fofana xam naa dossier bu mu yor la Sénélec direction fu mu nekk nii nee nañu jamono jii nga xam ne facture Sénélec yi kuñ ko jox nga yuuxu woyofal bi moom kenn waxaalew ko dara woyofu fi nee nañu salaire de base yi foofu dañu ko yokk si 15% ca Sénélec jamono jii yii nga xam ne facture yi kuñ ko jox fu mu nekk nii saa waay sa weeru dee jeex na après da ngay toltolaan prime yi prime minimum yi yóbbu nañu ko ba 10%. loolu yëpp ca Sénélec ak yeneen i yokkute dotation mensuelle individuelle de carburant ci cadre yi dañu ko yokk prime d'entretien des véhicules des chefs d'unité ak chef de service yi chef de département yi yëpp yokk nañu ko sa Sénélec jamono ji nga xam ne ñun ñii ah motif bi résultats yi ñu def
liggéey bu rafet. Sénégal ñu mën naa tiital résultat. liggéey bu rafet moo tax ñu jox leen yokk Sénégal gii. Sénégal yokk seen i ndàmpaay. alors que ñun ñii nga xam ne nag ñoo jot facture yi. vraiment kuñ jox sa facture fu mu nekk doo bëgg lu dugg suuf taabul ji. man keroog dama toog jékki-jékki rek courant ba dem. lan mooy résultat Sénégal. may laaj da courant bu coupé wala sama woyofal a dem ndekete woyofal baa jeex. lan mooy résultat Sénégal. seen résultat yi ne nañ baax na de moo tax ñu yokk loolu. jeexalaax ki nga xam ne moom mooy waa kii jeexaleex Odia nag dafa ñëw ci Ibrahima Boubacar Keïta IBK ma nga xam ne moom moo génne àdduna njëkkoon njiitu réew bu Mali fu mu nekk nag ñii lépp di laaj moo di président CEDEAO yi ani nan la ñuy def ba dem jaale ji seen naataangoo boobu nga xam ne moom moo génne àdduna ndax nag tëj nañu seen i frontière fu ñuy jaar xanaa njaal mi ñu jaale ko par WhatsApp wala par SMS wala woote téléphone bu fekkee seen kersa may na leen ko en tout cas loolu la Odia tey firndeel jaajëfal leen kon nag Yacine 8h05 def naa lu ma neex de. def nga lu la neex kay waaye comme na ngeen ñëw journal aywa Mamadou Fofana ba suba ak jàmm dégg nga. suba nag Mamadou Fofana dafa yàkkamtee dem. Mamadou suba nga nuyu sa papa ak sa yaay waa États-Unis. non andiwaat na Fofana ci Sénégal. lépp nag ñu ngi ko jëlee ci muucu askan wi. résultat yooyu noonu ñu am. koppar askan wi la ñu muucu. ba pare jël ay doomu jàmbur liggéeyloo leen 15 ans jëloo leen. ba bàyyi leen foofu ba pare diggu naan daal ay chef de service ak chef de. merci beaucoup Mamadou Fofana ba suba aywa Mambe ñu jàll ci xibaar yi ànd seeg Hadj Mansour Birahim Touré incha allah. gaañu diggante Joal Ngexoox Popenguine ak ci diwaanu Mbuur ci ay violence yi am ci politique bi diggante Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi daanaka ñoom rek ñoo ubale boobule département ci wàllu coow ak fitna. dinañ wax itam ci situation bi gën di metti ci grévistes yi nga xam ni ñu ngi ci grève de la faim SIAS SOTRAC ak AMA Sénégal xanaa ki doon bind titre moom daan na Ama Baldé moom de Ama Baldé la bind moom am na ci ñoo xam ne jot nañ leen a évacuer yóbbu leen hôpital dinañ ci dellu soit wax itam ci CEDEAO ak itam li nga xam ni mooy ubbi gu ñu ubbi waat seen ay bunt bu fekkee jàppandal ci wàllu négociation mun na amaat ngir kat ak daal am ci ñu samanteeg démocratie foofee nga xam ni moo di Mali lépp nag kon noppi nañu ñoom ngir waxtaanaat France gëjëkkoon a xaate góoñ yi itam ba ni roppalaalam dootul wàcc ci France nekk te yoo la mu sombi mënu ko naan ma ngay ubbi buntu ngir wàllu négociation awee ko ca Mauritanie wàllu sport dinañ ci ànd ak Baye Mantambo yéene kay lañu koy ndax képp ak Mantoulaye ci bundooy faram fàcc gi